jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës bokk na ci layoo gi nga xam ne nii moom moo aju ci mbiri Khalifa Sall démb la ñu ko tàmbali woon ci jamono ji may àddu ngeen di teewlu ñu ngi koy door sànq sax jotoon nañ ko ajandi wàllu nag procédure bokk na ci li nga xam mooy yéexal procès bi ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di El Khayri Aïdara maître El Hadji Diouf dañ ko ne ci wookaay yi mairie bu Ndakaaru jël ngir ñu bokk ci layo bi ne ab nguur gu dof la ñu amal affaire ab nguur goo xam ne nii leen rek moo ko ñor mooy fagagal Khalifa Sall bu du mën a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom la ci rotal diwaanu Ndakaaru yëngu na démb mboole ma kuréelu syndicat yi bootu ci ginnaaw CNTS ñoo boole wàcc ci mbedd mi gàlloo ay sagar yi xonk coy di sàkku ci nguur gi mu yokkal leen seen i payoor teg ci accord muy dëppoo yi ñu xaatimoon te mu doxoon seen diggante nguur gi ñu jëfee ko ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne nii moom moo tukkee ci soxna Jëmm Njaay ab njàng amul tey ji ci mboolem daara yu suufi yeeg yi diggu dému yi li ko waral moo di kuréelu syndicat yi ñoo fépp di ñaawlu taxawaayu nguur gi ne wegul jàngalekat yi le ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon séq démb ak taskatu xibaar yi Abdoulaye Ndoye ak ñoom ña ngay artu way jur ndongo yi ngir ëllëg lu mën am nañ jàpp ne du kenn kudul nguur gi ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne nii moom lañ ci indi kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi mairie bu Ndakaaru ndax mën naa constitué wu partie civile maanaam jël ay avocat yi koy layil ci procès Khalifa Sall bi mu soxal caisse d'avance mairie bu Ndakaaru loolu daal bokk na ci li nga xam mooy yéexal procès bi ndax bu dee wookaay yi layil nguur gi ñoom dañu gis ne mairie bu Ndakaaru war a ñoo bokk ci bile layoo wookaay yi lay Khalifa Sall ñoom gisuñu loolu yi gannaaw nag ba ñu ko ubbee démb procès bi ñu ngi koy wéyal ci njiital juge Malick Lamotte dañuy dem ci tribunalu Ndakaaru fekk fa suñu naataango ba ñu fa toogal di El Khayri Aïdara. waaw Seydina Omar Ba ñu ngi ci palais de justice fi nga xamante ne foofu la ñuy amal audience procès Khalifa Sall li jëm ci luubal li ñuy wax ci caisse d'avance mairie bu Ndakaaru kon jamono ci ni avocat yu Khalifa Sall ñoom yor kaddu gi ndaxte ki nga xamante ne mooy maître François Sarr moom moo yor kaddu gi di wax li nga xamante ne ñoom seen àndee ci li jëm ci ndaxte nguur gi wala agent judiciaire bu nguur gi moo war a constituer nekk partie civile ci biir procès bi ñoom ba tey nanguñu ko benn yoon ndaxte moom nag dafa ne loolu mun ko nekk ki nga xamante ne mooy waa municipalité bu Ndakaaru moo war a nekk partie civile kon ba tey loolu lay wax waaye laata loolu ñi nga xamante ne nguur gi avocat yi nguur gi ñoom ñoo di yoroon kaddu da ci suba si ndaxte ñu fàttali ni mbir mi 9h la daal di tàmbali fii ci salle 4 bi kon nag boobu ba léegi ki nga xamante ne mooy nguuri état yi ñoom ñoo jël kàddu gi di layal li nga xamante ne boobu nag li ñu d'accordul mooy nit ki kan moo war a constituer nekk partie civile ci mbir mi ba loolu ba léegi mënuñoo am lu leer ci mbir boobu ndaxte ku nekk da ngay woote ci li jëm ci ay article li jëm ci code de procédure pénale ba tey ku nekk avocat bu nekk côté bu nekk ku nekk loolu nga woote ñu ci gis ni ki nga xamante ne mooy Antoine Félix Diome mais moom tamit dafa ne ci mbir mi il faut ñu andi ñu wax ci mu leer benn yoon kon buñ ci paree mu di monsieur Babacar Sarr maître Babacar Sarr bu nguur gi tamit moom tamit jël kaddu wax li ni mel topp ci ki nga xamante ne naataangoom wax na ko mooy maître Félix Diome nee ne nguur gi moo war a nekk partie civile ci mbir mi moom tax woote ne maître Samb bu nguur gi tamit woon ne seen li nga xamante ne mooy article 2 ak article 3 du code de procédure pénale maanaam buñ la loree ci mbir mi yow mi nga xamante ne yaay victime bi mun ngaa nekk partie civile ngir nga wax li nga préjudice bi nga def fu mu toll nga mun koo xem woote na ay yeneen article yu mel ni 134 154 wala article 30 wala 31 yu bëri yi nga xamante ne wax na ko ci code de procédure pénale moom yëpp woote na leen foofu ci kàdduwam kon ci mun nañoo jàpp ni jamono ji ni dara sotteekul ci mbir mi képp ku mu toog fi nga nekk ku nekk di woote waaye nag buñ gisee procureur bi bu ñu daal di jëlee kaddu bi ci wax li ni mel moom dafa daal di nettali mbir mi ci côté dafa xaw a féetoo kaddu mi dafa xaw a féetoo ci li nga xamante mooy avocat yu état yi ndaxte nee na ñoom lu ñu wax moo xaw a méngoo ak loi bi lu mu wax kon mu ngi noonu loolu la addu ci gannaaw bi ñu jëlee parole bi kon jamono ji ni mun nañoo jàpp ni
dara yëndegul ci mbir moomu. ñu gis ni tamit ki nga xamante ne mooy maire bu Grand Yoff di Madiop Diop moom dañ koo daal di jàpp daal di ko génne ci biti. moom nag nee nañu moom buñ ko laajtee lu waral ñu génne ko moom nee na xamul sax lu tax ñu génne ko. waaw loolu la ñu daal di souligné moom nee na xamul sax lu tax ñu génne ko dañ koo jàppoon daal di ko bàyyi ñu génne ko complètement ci biir palais de justice. mun nañoo jàpp nit ñi ñëw nañ salle bi ci suuf fees na del ñu nekk ci biir am na ñu nekk ci biir mun nañoo jàpp ni tamit ci biir nañ ñi nga xamante ne mooy agent pénitentiaire EPI yi agent pénitentiaire bu d'intervention ñoom ñu ngi foofu sol seen kagul yi maanaam muur seen bopp ci seen dëkk yi rek gis waaye yi jëm ci yeneen agent yi ñu bëri nañ ci contrôle bi sévère na lool boo ñëwee sa carte d'identité moo lay dugal am na ñi nga xam ne salle bi fees na waa li jëm ci li nga xamante ne mooy politiciens yi waanaam ñu nekk ci ñu bokk ci kujje bi ci fiñu ci bëri ndaxte xaw ma ndax ñu ngi ci biir lu dul Madiop Diop buñu ko seen kon ñeneen ñi xam naa ñu ngi ci biir li jëm ci maître El Hadji tamit ñu ko fa ndaxte démb moo ko mbaloon mbir mi moo di ñu jëlee kàddu gi moom nag kon tey génn guñu ko waaye ci nga xamante ne mooy maître François Sarr bu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy ci xalifa yi ak maître Fatou Touré ñoom ñaar yi lañ gis ñoom ñoo jël kàddu gi kon mu ngi noonu Seydina Omar. jaajëf El Khayri Aïdara ñu ngi lay sant di la gërëm maître El Hadji Diouf doon kenn ci wokkaay yi lay mairie Dakar bi démb nag ma nga foon ngir nag ñu gannaaw ba nga xam ne ni moom la mairie bu Dakar yu jël ngir ñu layal ko ci bi la procès moom daal dafa jàpp ne ab nguur bu dof bu lañ amal affaire ab nguur goo xam ne li ko tax a jóg mooy faagal Khalifa Sall ba du mën a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw maître El Hadji Diouf ñu teewlu ko ci micro Isatine. yéen war ngeen a jommi waaw mairie de Dakar xaalisam lañ nit fi mu jaar waru faa jaar jàpp mairam tëj waaw ñu ne mairie bi du ñëw xool xaalisam nu mu demee ndax fa mu jaar yoon la wala du yoon état bi nga xam ne yoonam nekku ci dërëmam dugg ci xaalisi mairie bi état bi ne moom daal moo am loraange déedéet état bi ñaar dërëmam dugg ci comme ñaar dërëm dugg ci yoonam nekku ci mais comme mairie moom am xaalisam ñu ne maire bi daf ko sàkkal pexe maire bi war na ñëw xool ndax liñ jiiñ maire am dëgg la wala du dëgg te bu ñëwul ci biir procès bi du ko xam liñ ko jiiñ dëgg la wala du déet loolu nag président bi tontu na ci bu yàgg nee na affaire constitution de partie civile ci biir débat yi la ñu xam bu ñu demee ba ca cappaandal ba ca fin bi ñu xam ndax vraiment xaalis bi xaalis si mairie la wala du xaalis si mairie ndax mairie am na droit ñëw fii wala état bi am na droit ñëw fii waaye comme état bi dafa dof état bi dafa rakkaaju état bi moom ren di Khalifa rek ko tax a jóg gis ngeen préfet bi nga xam ne dafa ñëw rek en mission commandée nii ma non délibération bi warul jàll waaye yow préfet nga doo yem ci liggéey préfet conseil municipal réew mi dëkk bee ko fal ce sont des élus ñu fal ñu nekkal fi askan bi ni lii moo ñu neex lii lañ bëgg a def yow préfet loo ci mën tous day perte temps ma ne fii fekk la nen du fi bondé. Idriss Seck bi defoon déplacement ngir fekkee si bi la procès ne Macky Sall dafa lajj juróom benn at yi mu jot kon def ci bopp réew mi ndóol gi dafa gën a yokk xam na ni élection yi daf ci am dara moo tax mu bëgg a sukkandiku ci yoon ngir fàggal ay adversaire am ci wàllu politique waaye procès Khalifa Sall bi occasion lay doon ci àttekat yi ngir ñu won nguur gi ne ko du ñu bàyyi kenn di leen noot maanaam daal du ñu seetaan kenn di leen rëddal yoon wi ñuy jaar Idrissa Seck ñu teewlu ko ba tey ci micro Isatine. président de la république moo leen yilif muy agence nationale des statistiques ñoo wax ne taux pauvreté ci Sénégal maanaam ndóol gi 56,5% la te Ablaye Wade da nga ko bàyyi woon ci 41%. loolu doy na tegtal ci ne moom échec na ci wàllu dénk biñ ko dénk yoru réew mi lenn na ko dese mooy jëfandikoo doole ji pour écarter ay adversaires politiques loolu laa wax ne loolu la population Sénégal war a xeex pour que président de la République bañ a mën a jëfandikoo doole justice di ko manipuler pour xeex politique bi nga xam ni moom la war a xeex li nga wax nag ci àttekat bi li ma ci tontu mooy àttekat yi am nañu occasion tey pour firndeel ne ñoom bañ nañu loolu bañ nañu ñu leen di noot di leen manipuler pour ay combat politique yoo xam ni du seen combat loolu la ñu wax. diwaanu Ndakaaru nag yëngu na démb mboolem kuréel syndicat yi bootu ci ginnaaw CNTS ñoo boole wàcc ci mbedd mi gàlloo ay sagar yu xonk coy di sàkku ci nguur gi mu yokkal leen seeni payoor teg ci accord muy dëppoo yi nga xam ne xaatimoon nañ ko te mu doxoon ci seen diggante ñu jëfee ko Jëmb Mbay Mami Kanté
salaire yu néew yi jalgati gi ñuy jalgati ak yelleefu liggéeykat yi ñàkk a wormaal biñ leen di ñàkk a wormaal fii ci Sénégal li bokk na ci liñ doon fësal ci bile doxop ñaxtu liy wane nekkin bu doy waar bi nga xam ne ni liggéeykat yi Sénégal noonu ñu nekkee Modou Guiro moom mooy secrétaire général confédération nationale bi ëmb liggéeykat yi nekk Sénégal. dem nañu ba seet ni am nay jafe-jafe yu liggéeykat yi di dund jafe-jafe yi bi ci njëkk mooy li ñuy wax SMIC mooy fayeeku Sénégal ak yeneen réew yi am na loo xam dañu yaakaar nit ki bu ko yorul du mun dund. nañ koo yokk depuis 1996 mu am tey ñaar fukki at ak benn te donc loolu ñu ne nañ ko xool yokk ko bi ci des mooy convention yi nga xam ne yi signé nañ ko maanaam accord yi ñu signé ak patron yi dafa jot patron yi aussi ñu woo leen toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu seet nan lañ yokkee salaire conventionnel bi. daanaka secteur yëpp teewe woon bile doxop ñaxtu ñii di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñii di yëngu tamit ci wàllu njàng meek njàngale mi jaaree ko télécommunication agriculture ba élevage kenn desul ñoom ñëpp ñëw ngir fësal seen ëpp naxar waa CNTS nag li ñu bëgg mooy nguur gi gën a def ay jéego waxtaan ak ñoom ba saafara mën a am ci seeni tawat. gouvernement bi ak liggéeykat war nañ mën a toog saytu seet lépp loo xam ne lii accord la. ñu respecté ko seet nan la ñuy def pour que lii di am bu mu amati lépp lu ñuy signé parce que liggéeykat yi toujours engagement bu ñu jël dañ koy respecté kon nag nañu fexe ba accord bu ñuy signé ñu fexe ne accord boobu du dëñ. liggéeykat su xelam dalul la bu ñu koy fitnaal ak di ko bundu xataal ci bërëbu liggéeyukaayam lii mën na delloo gannaaw koom-koomu réew mi ci kàddu yi les manifestants waa CNTS nag moom nee nañ pare nañ ngir rek waxtaan ak nguur gi ba jàmm dellu ci seen diggante. Cheikh Diop mi ndeyteefu CNTS FC defoon déplacement bi ngir fekkee ci manifester bi ne li ñu war a def moo di centrale syndicale yëpp booloo joxante loxo di xàccandoo di dóorandoo ndax gis na ni loolu kese mooy tax ñu mën a am li ñu bëgg ci nguur gi. ndax nag tawet yëpp benn la Cheikh Diop ñu teewlu ko ba tey ci micro soxna Jëmmay bu Mbay. tey dañu ñëwoon ci marche CNTS pour soutenir suñu camarade Modou Guiro soutenir waa CNTS soutenir bureau confédéral di leen féliciter ci réussite marche bi di wax ne préoccupation yi ñu am ba organiser marche bi loolu lañ am coalition bi yëpp di CNTS FC CSA ak UNSAS ñoo bokk ak UDTS ñoo bokk préoccupation ak yeneen centrales yi ak yeneen syndicats yi ñu wax ne tey jii problème mouvement syndical Sénégal mooy organiser les luttes fexe ba bëre bi ñu àndandoo dóorandoo xàccendoo loolu mooy problème bi te loolu mooy taxawaayu CNTS mooy taxawaayu coalition bi dinañ ci taxaw pour que force syndicale yëpp ànd nekk benn ñu saytu tawatu liggéeykat yi ñi nga xam ne centrale boo dem tawat yi benn la syndicat boo dem tawat yi benn la kon nañu ànd saytondoo ko pour mu aboutir loolu mooy suñu taxawaay looloo tax te ñu teew fii pour solidariser ci moom ci marche bi. am njàng amul ci mboolem daara yu suufe yeeg yu dugg démb yu nekk fii ci biir réew mi li ko waral nag moo di kuréelu syndicat jàngalekat yi ñëw fipp di ñaaw lu taxawaayu nguur gi ne daanaka wegul jàngalekat yi le ci ab ndaje mu doon séq démb ak taskatu xibaar yi Abdoulaye Ndoye ak ñi ñoom ña ngay arto way juru ndongo yi ngir ñu xam ne ëllëg lu mën a xew ci njàng mi nañ jàpp ni du ñoom waaye nguur gi la Mamou Diaby Gassama El Hadji Saliou Bey. Syndicat représentatif du Sénégal SAEMS CUSEMS CELS authentique UDEN pare nañu banque seen yoxo niki talaata ji ak alxames ji. tey ñu def débrayage 9h pour que jàngalekat yi loolu ñu waxtaan ci jox ñu seen xalaat suba grève totale bu ñu jógee nag danañ ko xayma di wax ni nag yëngu-yëngu ñu am ci njàng mi fu mu ne ni nguur gi moo ko waral parce que bu defoon lu ko war lii du am. syndicat yi ñi ngi ñaawlu anam ba nga xam ne moom la nguur gi di doxalee. bi ñu dajee nguur bi lu mu ñu wax gouvernement dina yokkal jàngalekat yi junni ak ñaar téeméer te bu koy yokk janvier 2019 maanaam période électorale la koy yokk mais lu doy waar la. jàngale bi soxalu leen du seen priorité ñu wax ni nag loolu jàngalekat yi nanguwuñu ko xam nga dañ defoon jàngat système de rémunération. ñu ne payoor yi maanaam amul yamale ñoom ñu nangu ko ñun ñu nangu ko mais étude boobu nañ ko génne parce que bu ñu ko génnee dañuy corriger iniquité parce que ñun revendication bi dañ ko poser sous l'angle de la justice sociale et de l'équité. année blanche bu waree am ku ñu joxoñ baaram tuuma du kenn ku dul nguur gi bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Ndoye di secrétaire général bu CUSEMS. lu mënti am rek ëllëg muy année blanche di année rouge nguur gi mooy responsable jàngalekat yi amuñu ci benn responsabilité parce que jàngalekat yi muñal nañ nguur gi at
toog nañu at grève ñu déposé ñu préavis amoon yaakaar ni nguur gi dina jël disposition yépp pour régler problème mu njàng bi te problème mu bañ a respecter accord jàngalekat yi rek waxuñu ko kon nag dafa doon wéy goo xam ne léegi Sénégal yépp liggéeykat yëpp moom la ñuy wax. syndicat yu ëmb jàngalekat yi jël nañu ab ndogal moo di ne manko nañu ngir nguur gi wegg xaatim déggoo bi am seen diggante ak itamit ngir mu fonk bu baax a baax jàng mi ak jàngale mi. USEC doon benn ci kuréelu syndicat yi ëmb jàngalekat yooyu ñu nga nekkoon fële ci diwaanu Louga di fa amal ay tànki nemeeku yëkkati nañ nag ay kàddu daal sàkkoon ci kuréelu syndicat yi ngir ñëpp booloo joxante loxo su ko defee ñuy xàccandoo di dóorandoo ñaaw nañ tamit privatisation gi nga xam ne nii boo moyut moom la nguur gi nar a def jëmale ko ci wàllu njàng mi jàpp seen moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Omar Kayre. li tax a jóg USEC mooy ñaari mbir rek dajaloo ngir que suñu xeex gën a am jëmm pour suñu àq ñu gaaw ko jot mais dajaloo ngir suqali école bi pour mu am qualité ba kenn du ko rëccu ndax suñu dajaloowee xeex bi du yàgg lu ñu sumb dañ koy mën te buñ ko mënee école bi dina am jàmm dina am dal élèves yi dinañ ci gagné. parents d'élèves yi dinañ ci gagné gouvernement bi dinañ ci gagné ndax kenn du perte temps liggéey day am lii moo tax USEC jóg mooy ñaari objectif yi nga xamante ni pour USEC jëmmal ko dafa ni dajaloo bi rek pour benn action bu tey rek bu subaa ñu xaajaloowaat amul njëriñ dañu war a fexe ba jàngalekat yi dellu am ay syndicat yu am doole mais mu nekk syndicat boo xam ne day tënku nekkul rek unité d'action mais unité organique maanaam ñu dem ba ñu seeyante ci suñ biir former genn kuréel loolu nag yombul dañ koy tabax loolu ñu ni ñun bu nu ko réussir rek jàngalekat yëpp dinañ am jàmm école bi dana am jàmm njàng mi jaaru yoon ñëpp gañe si parce que loolu su amee rek ñëpp dinañ respecté jàngalekat bi mais ñëpp dinañ bëgg seen doom nekk école publique mais nag dañu war a xam ni jàngalekat mooy intrant pédagogique bi nga xam ni moo gën a incontournable école amul sans jàngalekat te ñun dañu gëm ni état bi lu mu nu ameel si àq ak yelleef mënuñu ko bàyyi il faut que état bi jox nu ko te li ñuy wax waxu xaalis amul ñun dañu gëm ni état bi day wax lu ko neex ndax ñëpp xam nañ ni au conseil xawma des collectivités territoriales day jël budget déjà oto yeeg yeneen yi budget la yokkum député mi budget la Sénat dañ ko tasoon indiwaat nañ conseil économique social environnemental ak yeneen yoo xamante ni ñu ngi ko créé muy ay institution budgétivore loolu warul tax ñuy léser jàngalekat yi. am njàng nag amul fële ci lycée bu Kaskas nekk fële ci diwaanu Podor mboolem dong yi nekk ci daara yi ñoo jóg di ñaalu ñàkkum professeur gi ñu nekkee rawatina nag professeur espagnol ñeenti weer a ngi nii ñu ngi toog di xaar waaye dara professeur espagnol la ñuy sàkku lu ko mooy kat njàng dootul am fële ci Kaskas muy mun a baax moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Aboukan. amul professeur espagnol ouverture ba tey dañu nekk ay candidat en plus suñu roq yi nekk troisième ñoo ngi leen imposé ñu def ñuy def arabe bi te amuñ ngir rek bañ a wuti professeur espagnol professeur lañ bëgg ñun dañu bëgg ministre de l'éducation mu dégg ñu Kaskas fait partie du Sénégal ñun ci Sénégal lañ bokk nañ ñu considéré déjà ñu ngi programmé ay composition le 29 au niveau de l'IA de Saint-Louis ñun amuñ professeur duñ def composition parce que composition yi ñeneen ñi ngi koy def ak ñooñu am nañ professeur ñun amuñ professeur kon duñ ko def nañu boole ci Sénégal amuñ ay ordinateur amuñ dara te ñun am nañ suñ doom am nañ suñ xam-xam ñun faale wuñ beneen élève nañ ñu indi professeur. ñaata weer amoo leen professeur. 4 mois amuñ professeur te léegi incha allah ñu dem examen te buñ demee examen dañ fay fekk épreuve espagnol lañ bëgg nañ ñu indi professeur waaw. gannaaw nag ba ñuy ñaawloo coppite yi nga xam moom lañu indi ci wàllu examen yi tax sax seen rakk yu ci bari kon di faral di essuyer kuréel gi ëmb élèves étudiants yi nekk ci département bu Pikine jóg nañu rek ngir taxaw seen xale yi wala seen rakk yi ba ñuy mën di jàll ci examen yi ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon amal ñoom étudiants yi ñaawlu nañu li xew keroog ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dañuy dem ca Pikine fekk fa Théodore Semedo ngir andi ay coppite ci examen yi nu mu tëddee ci daaw te xam na ne baaxul kuréel bi ëmb élèves ndongo yi ak étudiants yu Pikine ñoom de ñuy dugal seen loxo ngir def benn concours jagleel ko ndongo yi ngir pourcentage réussite yi daal di demaat ci kaw. li ñu gën a marqué ci concours bi mooy
bi ñu commencé y a de cela 2 mois ci ginnaaw dañu dem seeti IA ki nga xam ne moom moo ŋànk mën nañu njàng meeg njàngale mi ci département de Pikine mais bi ñuy recevoir li mu wax mooy que ne concours bi nga xam ne ñu ngi koy organiser fii ci département bi am na impact bu baax ci résultats yi donc raison de plus moom moo tax daf ñu gën a jàppale coacher ñu ba nga xam ne concours bi dañ ko gën a préparer def ko ci anam yaa nga xam ne peut-être année bële passé defawuñ ko indi ay innovation soo bëggee réussir il faut nga xeex wi ci déjà ci li nga yëngu lay commencer te xale yi ñu ngi jàng il faut ñu wax leen ne leen pour nga nekk ci kanam il faut nga compétir. mu ngi sàkku njiitu bokk moomeel yi nekk ci gox bi daal di leen dimbale ci wàllu moyen. xale yi gis nga ñoom ñoo fi nekk mais dans 10 ans 20 ans ñoom ñooy yor ngànk réew mi maintenant kii ngànk réew mi aussi da nga ko war a préparer jàppale ko te ñoom li ñu yor ñun ñoo ko moom mooy askan bi kon donc dañu war a investir ci seen budget lu ëpp ci ndaw ñi jàppale leen assister leen taxawu leen ci njàng mi ba nga xam ne lépp li nga xam ne namm nañ ko pour le Sénégal pour mu développer en particulier ndaw ñi nañ mën a préparer wu pour mën a liggéey ci loolu bu baax. fitna bi am ci daara ju kaw ji soxal na bu baax ndongo yi ak étudiants yu Pikine. Ce qui se passe actuellement dans les universités sénégalaises c'est vraiment déplorable. Bon, la situation qui s'est passée avant-hier, bon, les policiers ont lancé une lacrymogène dans l'une des chambres des étudiantes qui logent dans le campus social, c'est le pavillon PM, je pense que c'est la chambre 28. Bon, c'est vraiment déplorable. Pour payer les bourses avant le 5 de chaque mois, il n'y aura pas de problème. Parce que les étudiants, s'ils sont dans de très bonnes conditions, bon, ils ne vont pas faire la grève. Il faut que aussi l'État respecte ses engagements vis-à-vis des professeurs. ñu samp ko ci atum 2004 kuréel bi ëmb ndongo yi ak étudiants yu Pikine dañ ko teg ngir mën di waxtaan seen biir waaye tamit di jàppalante ngir seen jàng bi gën a mën a yomb ki ne ko yéen fi si diwaan Pikine Théodore Semido Pofadjiri. ziara Serigne Fallou Touré ñu koy amal at mu nekk fële ca Nioro amal nañu ko fële ca Medina Salam ndaje mi nag doonoon occasion ci kilifa yi ngànk dëkk bi ñu daal di fësal jafe-jafe yi nga xam ne ni seen dëkk mi ngi koy jànkonte rawatina nag ci wàllu yoon. waaye tamit sàkku nañu ci ngir projet yi nguur gi naal mu soxal këri diine yi ñu boole ci Medina Salam dañuy dem ca Nioro fekk fa Alassane Ba. Medina Salam di am dëkk bu nekk ci commune bu Ndramé Escale bokk ci département bu Nioro ñoom nag amal nañ ziyaara bi ñuy amal at wu ne te jégleel ko rahmatullahi alayhi Serigne Fallou Touré ren ji nag ci bis boobu kii di borom dëkk bi ak ñenn ci taalibe yi jaarale nañ si wax yenn jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkuwanteel seen diwaan boobu li leen gën a hitteel fu mu toll nii mooy defar yoon gu dox diggante Medina Salam ak Daaru Ritwaan bu ñu sukkandikoo ci chef de village bi koy fàttali gouvernement bi. ku jeexal ñeex bu ko dolli bëgg na nag ku ko dolli Medina Salam Daaru Rilwaan bëgg na mun a boy ku fi jógee lu mu guddi nga dem te doo xam jafe xamuñ yoon de nañ ñu ba xel fii waxoon na ko te wax na ko préfet wax na ko gouverneur ba tey borom dëkk bi ak ñu dëkkee ci dëkk boobu di sàkku ci nguur gi comme niñ koy defalee yeneen këru diine yi ñu dimbali leen ci projet modernisation des foyers religieux ndax ñoom it xelloo nañ ko. Medina Salam gile tant bii neexut ma de neexut fa bëgg lu gën a baax lu gën a taaru lu dëppook jamono li xam ci këri sëriñ na fi am li xam ci këri sëriñ bëgg na mu ñëw fi kon nañ leen ko indil ci Medina Salam loo xam ne xelloo naa ñoom nañ leen ko def li ci kër yi ñu ngi koy gis ñu ngi koy bàyyi xel te bëgg na loolu mu ñëw fi leen kii di xalifa bi di El Hadji Ahmadou Touré ba mu jëlee kàddu gi dellu ca digle yi nga xamante ni moom la rahmatullahi alayhi baayam doon def ci digganteem ak yi ndongoom li nga xamante ne moom la Sëñ Fallu daan digle mooy jaamu yàlla liggéey loolu te laara waxtaale bi rek daf daan wax ne bëgguma mukk bi demee yowmal qiyaam ñu ne yaa waylate layta nii la ma attaqis alaaji Mouhamadou Fallou xalilan xelente kon bi demee yowmal qiyaam du ma jàpp alaaji Fallou muy sama xarit mi ne loolu du ma ko nangu danaa wax ba ngeen dégg danaa def ba ngeen gis waaw ku ci ànd ak man fële laay alhamdu ku ci àndut ak man nag jaaral sa beneen yoon def lu baax wax lu baax loolu la santaane woon képp ki taalibe xam nga loolu. siyaara annuel bu Medina Salam bokk na ci ni ko sosoon Serigne Modou Mbacké Diallo bu Touba Sayid bi nga xamante ni ndongo la comme ni ko yeneen kilifa diine yu bëri nekkee ci Serigne Fallou Touré mi nga xamante ni moom moo taxoon ñu taxawal bis boobu tàmbali ko ca 1981 te atu yàlla sàkk muy gën di yokku Medina Salam Alhassane Ba Yaya Gissé
Walfadjri. gendarmerie nationale ñu ngi wéyee l'enquête bi ñuy amal mu soxal ñaawteef yi amoon fële ca Boffa Bayotte gannaaw ba ñu defeere lu ci tolloog fukki doomu aadama ak juróom-benn démb nag defeere waat nañ yeneen juróom-ñetti doomu aadama muy ñaar fukki doomu aadama ak ñeent yoo xam ne ci jamono ji may àddoo ngeen di teewlu ñu ngi ci kaso bu Ziguinchor ñu tëyee dañuy dem te Ziguinchor fekk fa Khalil Jëme gendarmerie si enquête bi nga xam ne moom la ñu nekk di def gannaaw bu ñaawteef bi amee fale si Boffa Bayotte te si janvier bi weesu fukk ak ñeent nit des si juróom-benn yi amay gaañu-gaañu gendarmerie am na ay nit yi ñu jàpp si cadre enquête boobu mais joxewuñu benn chiffre si nombre bi ñooñu nga xam ne jàpp nañ leen jege nañu fukk jàkkaarloo nañu ak ki nga xam ne kooku mooy procureur de la république près du tribunal de grande instance bu Ziguinchor si talaata bi lu gën a wóor mooy enquête bi te tey jeexagul dinañ ko wéy ku ñu ko xam ne mooy suñu benn source bi nga xam ne jege na enquête bi te mu wax ñu rek enquête boobu ñu ngi koy yóbbu comme nu mu ko waree ñoo ñi nga xam ne jàpp nañ leen ñoom ñoo jàkkaarloo ak procureur dugal nañ leen si prison gannaaw jàkkaarloo ak procureur si ay waxtu yu bëri lu ñu leen reproché mooy ay defkatu ñaawteef rey nit bokk justement ak groupe bi nga yor ay armes à feu ak tamit ñu ngi leen di topp si coups et blessures xamal leen ni samedi bii passé jàpp nañu ki nga xam ne moom mooy Omar Ampuy Bodian doon chargé de mission bu chef de guerre César Atoute Badiate toujours si enquête boobule jàpp rek ni gendarmerie taxaw na tem rek bëgg a jàkkaarloo si fan yi ñëw ak taskatu xibaar yi fii si Ziguinchor ku doon jokkoo ak yéen Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amadou Khalil Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm dalal soxna Roqaye Ndour mu dikk ak ñun ci xibaaru bitim réew yi. ca Mali njàngama ak njàngale ma ngay gën di sooxee li ko waral nag mooy jàngalekat yi nekk ci secondaire yi ci préscolaire bi ba ci primaire bi ñoom ñëpp dañoo dem grève te pourtant ab loi voté nañu ko ca pencum ndaw réew bu Mali ngir jàngalekat yi mën a am seen àq ak seen yelleef waaye dafa mel ni loi boobu amul benn garantie. ci Égypte nag kii di général Sami Anan naam dem na retraite terewul ñu tuumal ko ne amul benn autorisation bu jugee ci force armée bu Égypte gannaaw ba mu tëralee candidature am ci élection présidentielle ya fa war a am rawatina toppul benn yoon bi nga xamante ne nii dafa war a firndeel ne amatul benn relation ak takk der yi bu ñu sukkandikoo ci ex chef d'état-major bi di Sami Ani li waral candidature am boobu mooy dafa fas yéene jàmmarloog général bi di Fatah Al-Zizi ci élection présidentielle ya fa nar a am ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars bi di ñëw. ñu jeexalee ca France nag gannaaw ba coowal prison la tàng lool lu toll ci fukki fan a ngi nii service pénitentiaire ba ak gouvernement bi doon amal ay négociation waaye dafa mel ni antuwul ay coow sax la mujjee li nu gis nag ca prison France ya gëj na fa am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom bu ñu sukkandikoo ci observatoire international bu situation prison yi jéggi na dayoo lool li ki des nag mooy nguur ak France jël ci ay matuwaay yu mucc ayib ngir mën a dalal prisonniers yi ak service pénitentiaire yi. tàggat yaram wax ci wàllu nawetaan zone 7 bu yëmbal mujj nañ kon jeexal seen championnat mu soxal kon wàllu nawetaan final bi nag doxoon démb ci diggante Santhiane ak Sanc bi Santhiane am ñaar Sanc bi am dugalul dara ki nga xam ne nag moom moo di parrain final bi di Moustapha Marega profité na ci daal sàkku ci kilifa yi ñu jàppale yëmbal ci ab stade ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. wax dëgg yàlla sànq bi ma gisee benn xale bu réer xamuñu fu mu dëkk te ñu ne poste courant la dëkk daf ma métti parce que xale yi match bu jeexoon ngay doog a xam ne la dañuy doxee fii ba yëmbal du yoon te ñu dëkk yëmbal am ay espace yëmbal espace bi ñu am ñu jaay ko loolu moo war a dakk parce que ñun waa yëmbal dañoo mérité stade Malika am na stade Kër Massar am na stade ñun pourquoi pas yëmbal mënuñu am benn pukus bu ndaw foo xam ne fa la ñuy footballé te puis di ñaaxaat autorité bu baax ñuy jàppale acteur waaw donc jot naa waxtaan ak capitaine équipe bi quoi woo naa leen téléphone samay booy lañ waxtaan ak ñoom et tout ma imposé leen benn affaire gis naa ñu def ko ça me rassure aussi kontaan rek laa si am quoi. ñii dañuy bàyyi seen yitte yor seen njaboot amul benn prime wala benn salaire bu ñu am si lii ñuy def pour bëggal xale yi kese dañ leen war a accompagner bu baax a baax pour encourager leen pour tey yëmbal li ñuy séntu si waa yëmbal wala si li ñuy séntu si jeunesse yëmbal mu am. waaw man loolu laay lancé appel parce que man parrain warul yem rek nga ñëw joxe say trophée wala sa xaalis c'est tout quoi da nga war a dem waxtaan ak supporters yi waxtaan ak président d'équipe bi pour ñu gën a ñaax seen i ndaw pour bu ñëwee jàmm mun a am.
ngoog loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Moustapha Marega mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbisee yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi. bu amee parti bu njiital réew Macky Sall war a tiit ragal ko ci élection présidentielle 2019 yi di ñëw moo di PDS di parti demande sociale yéene kaay gii di Walf Fadjri ne ak réew mi nii mu tëggoo jamono ji dafa mel ni que bukki bi matoon Abdou Diouf matt Abdoulaye Wade bukki boobee ma ngay yot Macky Sall mi gannaaw ba nga xamee ni lu yées ñaari at moo des ci élection présidentielle yi réew mi jamono ji li ko daal mënees na koy méngaleeg feebaru màgget secteur boo laal rek ma ngay metti muy secteuru njàng mi di secteuru santé bi ba ci liggéeykat yi nekk ci bokk moomeel yi ñoom ñëpp ñu nga yëkkati seen kàddu di ñaaru taxawaayu nguur gi ñu ne joxu leen benn cër mbooleem accord muy dëppoo yi doxoon ci seen diggante daanaka defuñu si dara sama boppam la gënal nag du bañ naa la seen nekkin ak seen dundin lañu bëgg ñu xolaat ko lu ko mooy kat jàmm du am ci mim réew sunu nattangoo yi ne ndax yéen a ngi fàttaliku grève bi fi Mademba Sock ak waa Sutelec créé woon Sénégal toog ñetti fan yoo xam ne ni amuñu courant grève boobee bokk na ci li fi jëlee Abdou Diouf lu ni mel moo fi jëlee Abdoulaye Wade te bu ñu deful ndànk mën na fa jëlee Macky Sall mi ndax ba ñu gëjee gis ay centrale syndicale booloo wàcc ci mbedd mi di sàkk ñu yokkal leen seeni payor loolu yàgg na yéen kaay gi jëlee quotidien place de l'Obélisque la ñu bàyyee ko jeexale ko ci buntu RTS mbooleem kuréelu syndicat yi bootu ci CNTS benn desut ñoom ñëpp ñoo maase wàcc ci mbedd mi di sàkku ci nguur gi mu yokkal leen seeni payor moo di giroo mi ndeyteefu CNTS ne 1996 la ñu gëj a wax ci payoru liggéeykat yi ñaar fukki at ak benn ak léegi benn dërëm yokkuwul ci seeni payor muy loo xam ne ni mëntuñ cee dund tax ñuy sàkku ci nguur gi mu xoolaat ko lu ko mooy kat dina metti ndax manifester bi tëñ la rek waaye yéen bi dikkagul yéene kaay gi di direct info ne kenn du Sidya Ndiaye mi njiital benn syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci bokk moomeel yi lu ci tollook ñetti fan moom la ñu créé lànk ne duñu ko liggéey muy ñetti fan yoo xam ne ni benn armeel du ubbi pàcc mi nar a gàllo góose marché yi ba ci këyit yi ñuy jëlee ci mairie yi bu dee nag mairie bu Ndakaaru moom kenn nekk fa démb liggéeykat yi daanaka kenn desul ñoom ñëpp dañoo maasi utali tribunal ngir jàppale seen maire Khalifa Sall yéene kaay gir si côté yenn mbir yi tàngoon na jër démb toog nañu lu toll ci diirub juróom-ñetti waxtu yoo xam ne ni wookaay yi layul nguur gi ak seen naatangoo yi layul Khalifa Sall ñu ngi xëccoo ci ndax mairie bu Ndakaar dina mën a bokk ci layoo gi waaw am déet yéene kaay gi di Vox Populi ne Antoine Félix Diome mi agent judiciaire de l'État moom dafa taxaw ngoy ci fa mu ngoy ne mairie bu Ndakaaru mënta bokk ci layoo gi wookaay yi lay Khalifa Sall ne bu amee ku mënta bokk ci layoo gi moom la yoon mayu ko muy jël benn kàddu ci procès bi jël na ay avocat ngir ñu defaan intérêt nguur gi bon bu amee lu muy wax na ko wax avocat yooyee waaye mayetuñ ko mu yëkkati benn kàddu ci audience bi yéene kaay gii di las na guerre de procédure bu ñu doon ragal mu am ci procès Khalifa Sall bi ak ki ñoñom mujjee na am de ndax wookaay yi lay Khalifa Sall dañoo disqualifier agence judiciaire de l'État xamal juge la moon ne mënta bokk ci procès bi yéene kaay gii di direct info ne ci jamono jooju wookaay yi lay nguur gi ñoom it ña ngay disqualifier maître El Hadji Diouf di xamal juge la moon ne ko mënta bokk ci bile procès te mairie bu Ndakaaru bi ko jël ngir mu layil ko ci bile procès ñoom ci seen jëmu bopp ñoo gën a xam ne ak liñ leen di toppee mënuñoo constitué wu partie civile loolu yi nag jur ay jàppante yu métti dox ci diggante maître El Hadji Diouf ak wookaay yi layul nguur gi yóbbee juge Malick Lamotte mer ba futtu daal di yëkk ay kàddoom ci yéenekaay gi di L'Enquête ne li am tey ci tribunal war ma lul métier avocat yéenekaay gi di Walf Fadjri ne li ma leen mën a xamal daal procès bi nii mu tàmbalee baaxul ci Khalifa Sall ndax avocat Khalifa Sall yi waruñu woon a seetaan ñuy yemale seede yi ñuy tuddoon ne faw daañ leen woo ñu taxaw juróom ñaar fukki seede ci la ñu toll woon waaye juge Malick Lamotte mi ngi leen yemale ci ñaar fukki seede yu njëkk yi dañuy wax ci naka lañu jëfandikoo caisse d'avance bi indi ay firnde yi wane ne caisse d'avance bi ay fonds politique la yeneen fukki yi des moo di ñi nga xam ne ni Khalifa Sall jot na leen a naqal ci caisse bi sunu naatangooy ne seede yi bokk na ci maître Abdoulaye Wade Mamadou Lamine Loum Idrissa Seck Abdoul Mbaye Pape Diop ak Mamadou Diop ràññee nañ si itamit Moustapha Niass Ousmane Tanor Dieng Aminata Tall Cheikh Gueye mi maire Jëppal Derklé bokk na ci seede yi Banda Diop mi maire Patte d'Oie Amadou Ba ak Birima Mangara ci seede yi ma fi lim yëpp Idrissa Seck kese moo ci def déplacement démb ngir fekkee si procès bi ba mu génnee nag wax nag taskatu xibaar yi xamal juge yi na leen procès Khalifa Sall bi occasion la ci ñoom ngir ñu jaare fi moom seen bopp ba faw yeewi buum bi leen nguur gi yeewoon kàddu yi Serigne Moustapha Sy yëkkati niki fan yi génn wax li baayam Serigne Cheikh waxoon Pape Malick Sy ci ab nataal bu mu ko gis mu ànd ceeg promoteur bii di Gaston Mbengue mooy yeewi rakkam jii di Serigne Abdoul Sy yéene kaay gii di Vox Populi ne ay kàddoom lay yëkki daal di xamal askan wi ne lii Serigne Moustapha Sy wax amut dëgg la sunu xarit la sunu mag la waaye du sunu sëriñ du sunu xalifa ba tax li ñuy sàkku ci moom mooy mu bàyyi trafic d'influence bi muy def utum tur gi mu nekkee moom la ñu bëgg mu bàyyi ko Serigne Abdou Sy yemu fa waaye ma ngay wax ci yéene kaay gi di réew mi ne Serigne Moustapha Sy bu mu gëjee jàkkaarloog Serigne Cheikh toll na ci juróomi at ci weeru février ci atum 2012 la ko gëj a gis ba mu koy gisaat mooy keroog ba mu déggee na Serigne Cheikh wàcc na liggéey ñi wàccul benn yoon ci liggéey bi ñu leen dénk mu soxal ñaawteef yi am fële ca Boffa Bayotte moo di gendarmerie nationale yéene kaay gi di Sud Quotidien boobu ba léegi tooguñu de bés bu yàlla sàkk ñu ngi nuuroo ko naaru ngir teg loxo doomi aadama yi ñu jàpp na ñoo def ji la ñaawteef jotoon nañoo defere lu ci
tolloog fukki doomi aadama ak juróom benn démb ñu ngi ñuy xamal ne defeere waat nañu yeneen juróom-ñetti doomi aadama muy ñaar fukki doomi aadama ak ñeent yoo xam ne nii ci jamono ji may àddoo ngeen di teewlu ñu ngi ci kaso bu Ziguinchor ñu denc gannaaw nag ba ñu gëmmalee seenu blanquette ñii di waa gendarmerie nationale daañu dajeek taskatu xibaar yi ëllëg ci alxames ji lay doon Salif Sadio doon kenn ci jàmbaaru MFDC wax ci yéenekaay gi di La Tribune na yoonu MFDC nekkul ci ñaawteef yi am keroog ca Boffa Bayotte gànnaay yi nga xam ne ni moom la wuyu jëfandikoo ngir faat doomu aadama yooyee bokkul ci gànnaay yi waa MFDC amee ci ab waxtaan nag bu dox ci digganteem ak suñu naataango yi nekk ci rajo Zik FM ci Ziguinchor ak rajo France Internationale Salif Sadio ma ngay xamal Macky Sall ak nguuram Guinée moom noppiwul ci jëfee dogal bi nga xam ne jël nañu ko ngir aaye ñu gor garab yi ci àll bi moom noppiwul ngir jëfee loolu yi mënumaa jeexal nag te wax mu ci xibaar bi ñu yéene kaay gi di l'Observateur xëyee tey ji ma nga amee fële ca diwaanu Louga Fatou Sey moo jàpp wu jëm bii di amee ngiraan dóor ko ba koy diri ci ay escalier ndax la ma ko bett muy jox jëkkëram caakiri te aaye wut amee ngiraan ne yërmande la am ci borom këram moo tax mu dugg ci néeg ba ndànk di ko jox caakiri ndax dafa seetlu ne waxtu wu ayee ci aaw bi du lekk muy lu borom kër gi dëggal ndax dafa wax ne Fatou Sey mayu ko jàmm lu tuuti rek mu tëggal ko riir dem na nag ba sentiratu ko moo tax waxtu wu ko indilee lekk rek mu ne ko suur naa Fatou Sey ne ak lu mu ci mënti doon bu jëm waru ko indil lekk ndax aaye wut mbir yi nag mi ngi ci loxol tribunal ñuy àtte waaye la may laaj oustaz Assane Diouf moo la ndax mere sab aawa ba gedd lekkam war naa tax nga lekk sa lekku ñaareel te aaye wut yaa ngeen jëf kon mbokki lii moo nekkoon li frusé woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarala gi réalisation El Hadji Ousmane Sène bon mbokk yi yéen doog jàmm